mbokk yi benn waxtu mooy door a jot sënkam ci njolloor gi asalaamaaleykum ñu fas yéene leen a jottil xabar yi. ñeent ñu yees ñoo xam ni delluwaat nañ ci lim bi nga xam ne ñoo faatu woon léegi Sénégal am na juróom-benn fukki nit ak ñeent yooyu ñoo faatu ci coronavirus bi wax nañu ne itam juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett yooyu ba yëf yi dooree ba léegi moom lañ jot am tey nag fukki fan ak juróom ci weer wi juróom-ñett fukki nit ak ñett yoo xam ne wax nañu ne doomu jàngoro bi mi ngi ci ñoom fukki ak juróom-ñett nag ci wàllante bi la docteur Waly Diouf daañu ko déglu léegi ci mu indi lu ci waat ay leeral gannaaw ba nga xam ne génn sànq doon defaat li nga xam ne moo di li xew tey jii ci altine ji ci Covid 19 bi ca Kaolack moom am na ñaar ñoo xam ne itam wax nañu ne tawat joojule alawtiku na leen Bambey yéex na faa tàbbi waaye nee ñu fi ñu toll ni am na kenn koo xam ne kii coronavirus bi moom dal na ko fa ca Bambey koo xam ne kii nag ma nga dëkk fële ca Réfane la loolu daan ci dikk léegi ay kër yu bëree bëri yoo xam ne dafa yàqu ngelaw li bab bi ko yóbbu ko fële garab yoo xam ne dañoo daanu loolu ci nawet bi la biig ak benn Michel Kanfoudi di moon ci fas yéene dikkal léegi itam taw yi waa météo daan ci dikk ba xam nan la yëf yi tëddee ak fan nañu jëm itam ci ndox yi nga xam ne ay ceebalu yoo xam ne dafa mel daal dafa xaw a benn la lu xaw a jiitu daan ci dikk léegi ci biir xabaar yi wàllu école bi itam ban ko waxee ne ñaari fan lañ koy tujji ci weeru juin dàqati ko ba jëmm jamono amul benn gàpp boo xam ne bi jëlaat nañ ko waaye nag ñu ngi waxtaan ba léegi waa kisam si nag daan ci déglu kii di Abdoulaye Ndoye ni ñu gisee ñoom toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Sud FM. Maodo Faye tey jii ci altine ji fukki fan ak juróom ci weer wi juróom-ñett fukki nit ak ñett yoo xam ne wax nañu ne gàddu nañ doomu jàngoro ji fukki ak juróom-ñeent ci juróom-ñett fukk ak ñett yooyu nag ñoom wax nañu wàllante bee ko indi Sénégal nag ba yëf yi tàmbalee ba léegi juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett yooyu wopp ji moom nekk na ci seenu yaram waaye nag coronavirus bi moom lu mu gàtt-gàtt fii ni toll nii yegg nañ ci juróom benn fukki nit ak ñeent yu faatu ndax am na ci ñeenti sénégalais yoo xam ne yi wala dañu faatu te ci benn bis docteur Aloyse Waly Diouf lii la ci wax ñu déglu ko. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk ak ñeenti test yi ñu def juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom benn fukk ak ñeent ay cas contact lañ fukk ak juróom ñeent jóge ci transmission communautaire ñu gis ci ñaar ci Parcelles Assainies ñaar ci Grand Yoff benn ci Diamniadio ñett ci Fass Mbao ñaar ci Guédiawaye benn ci Diamaguène Mbao benn ci Kër Mbay Fall ñaar ci Yëmbal benn ci Richard Toll ak ñeent ci Touba juróom ñett fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ñeenti malade ñàkk nañ seen bakkan ci dimanche 14 juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale ci sama baat mu ngi jaale seeni njaboot ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal woññi na juróomi junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñetti cas yoo xam ne cas yu positif lañ ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñoo ci wër juróom benn fukk ak ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ñoo xam ne suñu personnel de santé yi ñu ngi leen di traité ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dellu di woo askan wi di ñaax askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm. ca Kaolack am na fa ñaar ñoo xam ne ñi wax nañu ne gàddu nañ doomu jàngoro ji ndax ñaar fukki nit ak ñaar la ñu xool doon yër seenu yaram ñaar ñi ñoo ko ca daal di gàddu fi ñu toll nag diwaan bi ñoom Kaolack te am nañ ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne yi ñi ngi am tawat ji nga xam ne moo di coronavirus bi ca Bambey moom daanaka ka fa njëkk am na koo xam ne ki am na fa maanaam tawat ji coronavirus bi ku góor la nag koo xam ne ki moom ma nga dëkk ca Réfane
am na nag ñun yóbbu nañ fa nag ñuy waa kër docteur ngir daal seen njaboot googule ñu mën leen a ber daal leen di confiner maanaam Adama Ndiaye. wax nga dëgg Hadji Maodo Bambey boobaak léegi mbas mi def ko teggi woon waaye am na tey kaam bu njëkk ci Covid 19 mu di borom kër gu nga xamante ne dañ ko testé positif fi nga xamante ne mooy bërëbu fajukaay bu nekk Xombol moom nag mu ngi dëkk fi nga xamante ne mooy Réfane boo jóge woon na Ndakaaru nag foofu la jële wopp wi ab équipe médicale te ki nga xamante ne moo jiite pàcc mi fii nga xamante ne mooy Bambey ànd koog ñi nga xamante ne ñoo di woy kaaraange gi dem nañu foofu nga xamante ne mooy ca dëkkam ngir nag confiner ñi nga xamante ne moo di njabootam maanaam Berlin sous-préfet bu Lambaye bi arrondissement bi moom dafa fas yéene jël ab arrêté ngir aaye lépp lu jëm ci wàllu luuma ba nga xamante ne àllarba bu jot dina fa am foofu ci Réfane ñu jàpp ne nag wopp bi di mbas mi mu ngi gën di law te it bu ñu deful ndànk dina gën a yaatu ci yi nga xamante ne mooy tund wi ndax boo demee fi nga xamante ne mooy ci luuma yi nga xamante ne moom la ñuy nemeeku bu ci mel ni bu altine tey bu Bambey séréer nemeeku nañ ne risque yi daal bari nañ lool ndax di ngay gis ñu nga xamante ne ñu ngi wëndeelu te yorewuñu masque wala bu ñu yoree masque it duñ ko takk daal di koy wekk ci seen nopp te loolu doon lu nga xamante ne day indi li nga xamante ne mooy mbas moomu Adama Ndiaye fii ci Bambey pour la rajo Sud FM. Adama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maanaam ay kër yu bari ndax biig ngelaw li ak taw bi ci diwaan ci Ziguinchor ca Casamance moom daaneel na fa ay garab yenn kër yi itam am na ci yoo xam ne yi dañoo daal di daanu ndax taw bu métti bu fa am biig benn Michel Kanfoudi. ngelaw yu foor yi nga xam ni ñoo gunge woon taw guddi biig jàpp tey nag daal dinay jur ay dégâts matériels yu bëree bëre fii ci bët saalumu réew mi ca Bukot Jemberen nekk ci département bu Oussouye foofu le nag guddi bi métti woon na trop ci sage-femme bi nga xam ni këram dafa am ay yàqu-yàqu gannaaw bu benn branche mango daanuwee ci toiture am Madeleine Tislim Gueye nekk sage-femme bu poste de santé bu Bukot Jemberen di delluwaat si mbir moomilee. yàq na fii lu bëri ci dëkk bi waaye ñun suñu kër gi branche mango yi ñoo daanu ci kaw bâtiment bi donc am na lu mu jot a yàq ndax man sama néeg bee ngi nii dafa inondé matelas bi daa tooy xepp kenn mën ci tëdd lal bi armoire bi bagage yi lépp néeg bi daa inondé carrément donc suba ba léegi ñoo ngi nii di ŋàcc ndox mais sant yàlla daal sant yàlla bu baax parce que dégâts matériels rek la def. chef de village bu Bukot Jemberen bi nga xam ni jot nañ ko téléphone nag moom itamit daal dinay wax ni am na ay jafe-jafe yu bëre yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci tundoom bi looloo waral sax jeunesse bi daal di mobiliser ngir dem jàppale ñi nga xamante ni ñoo ci am ay jafe-jafe dommage yooyu la itam daal dinañ koy nemmeeku ci commune bu Niassia foofu nga xamante ni ñaar fukk ak juróom-ñaari kër daal dinañuy endommagé wu ñetti kër yi tamit seen toiture ngelaw bi daf ko daal di yóbbaale bu nu sukkandikoo ci maire Niassia Mamadou Diallo constat bi ni mel nag nemmeeku nañ koy tamit ci commune bu Adiane boobu nga xam ni mu ngi ci département bu Ziguinchor foofu le nag service su équipe municipale bi ñu ngi def seen kéemtulaay kattan ngir mën a répertorier ñëpp ñi nga xamante ne am nañu ay jafe-jafe ci taw yu démb yooyu lay taw yooyu ànd ak ngelaw nag daanaka bàyyi ñu benn gox fii ci diwaanu Ziguinchor quartier yi mel ni ki Tilène yi tamit am na ci ay jafe-jafe ba ci sax yeneen tund yi nekk ci région bu Ziguinchor ki doon jokk ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor benn Michel Kanfoudi pour Sud FM. ci loolu ci taw yi ba léegi itam fii ci Dakar am na fi lu fi rot ci digg Ndakaaru ay lenn ci ay taw ñi nga xam ne itam seen xam-xam màcc na ci wàllu taw beeg xambaar yi waa ANACIM Alpha Mamadou Malado Diallo wax na daal ci wàllu ngelaw li ni mu tëddee woon jàngat bi ak mu déglu ko ci téléphone Habs Eliman woon. waaw démb nag si ngoon si amoon na ay niir yi nga xamante dafa ànd ak dënd ñu nekkoon si Mali niir yooyu nag ñoo wàlliyaan ñëw laal penk réew mi dugg biir région de Kédougou laalaale région Tambacounda ak Bakel bi niir yooyu dañ ñëw fekk situation bu fawaral amoon lu cóolo bu bëri léegi cóolo boobu ak niir yi joxe ay taw yi nga xamante ni laal nañ région de Ziguinchor bi Kolda dem ba centre ouest bi Kaolack Fatick niir yooyu nag bu ñuy tas lañ laalaale Dakar àndaale ngelaw bu fort situation bi mooy que taw yi xaw nañ bëri mais taw yi fu mu gën a bëri mooy si bët saalum réew mi côté Ziguinchor ak Kolda foofu taw yi moom ëpp na 25 millimètres gox bu mel ni Niaguis moom enregistré na 86,2 millimètres Bignona moom enregistré na 54,7 millimètres Diouloulou foofu am nañ ko 28,2 millimètres Dakar moom ngelaw bi moo gënoon fort parce que taw bi dafa dem ba côté commencé tas wante am nañ foofu lu mën ni 3,4 millimètres suñu demee côté Matam tamit un peu vers le nord-est foofu tamit am na taw yu ñu ràññee mais am nañ foofu 1,2
millimètres wante li gënoon ko si situation bi mooy ngelaw bi dafa fooroon trop. Tamba foofu ngelaw bi def na fa ay dégâts, ay Kolda tamit ngelaw def na foofu ay dégâts yu bëri. suñu demee ba côté Kaolack bi tamit foofu tamit def na fa ay dégâts yu bëri. ngelaw bi nag moo fooroon loolu moo gën a andi dégâts yi. instant yi bon d'après prévision yi ñu am ñu ngi yaakaar ay taw. kon li ñu koy xaarandi si bët Saalum réew mi demaale si Saalum réew mi gox goxaan yi mel ni Kédougou côté Kolda ak Ziguinchor foofu tamit ñu ngi koy xaarandi taw. ak tamit si centre ouest bi dina laalaale Fatick bi Kaolack ak guddi si tey su guddi tamit yaakaar nañ ni que taw yi mën nañ laal Dakar même comme ni ñu amoon démb mën nañ ko am tey. li aju ci wàllu ndox mi ak itam rek jafe-jafe yi ci am ci ni mu war a wàcce waa Sen'Eau indi nañ ci ay leeral ne tàngaay bi bokk na ci ak li ñuy defaraat ak tàngaay yi nu mu tuddee waaye nag defar nañ ay citerne ay camion yu mag def ci ndox ngir xet li ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe yooyu ci yeneen ruq-ruqaat yi Ibra Fall wàcc jokkoo ci xam si Eliman woon. comme ni ngeen ko seetloo yéen ñëpp am na ay jafe-jafe yu ñu dund fan yi ci réseau ndox bi jafe-jafe yooyu nag li ko waral bokk na ci bu njëkk xamoon nañ ne région bi am na déficit nga xamante ni lu ñu yàgg dund la mais ci kaw déficit boobu dañuy seetlu ne fan yi aussi dañoo dugg ci pointe bi nag bokk na ci li ko gën a accentuer moo di chaleur bi nga xamante ni installé wu na définitivement dans le pays et loolu lépp nag boo ko boolee mooy waral jafe-jafe yi di am ndax bëgg-bëgg yi dafay gën a yokk donc loolu moo waral perturbation yi nga xamante ni ñi ngi koy dund actuellement ci région de Dakar yiñ ci jël yi ci gën a fës moo di am nañ benn flotte de camion citerne bi nga xam ne dañ koy mettre en œuvre chaque jour ci région de Dakar yi flotte boobu déjà dañ koy yokku dañ ko tripler sax ñu ngi toll ci lu ëpp juróom benn fukki camion citerne ak juróom yoo xam ne ñi ci jàppale askan wi mais li yemuñ ci loolu ndax solution négociée la rek ndax li gën a ëpp solo mooy fi mu toll nii Sen'Eau mi ngi def benn programme bu am solo bi nga xamante ni mi ngi koy def ci biir région de Dakar defaraat réseau bi mu defar ay station de surpression yenn forage yi nga xam ne dañ demoon ba ñàkk doole wala ñu taxaw forage yooyu yëpp ñu defaraat leen donc loolu lépp nag ñu ngi ciy séntu lu war a tolloog ñeent fukki junni mètre cube yu bees yoo xam ne dina yokk ci alimentation en eau potable bi te yaakaar nañ ne bu ñëwee dina xaw a améliorer bu baax alimentation en eau potable bu population yi may dolli ci loolu tamit koy wax ne ñi ngi séntu fii ak at bi di jeex grand projet de l'État yi nga xam ne moo concerné li ñuy wax Kër Momar Sarr 3 nga xam ne bés bu ñëwee moom mooy combler déficit bi nga xam ni yàgg nañ ko dund di ko yàgg waxtaanoo différentes communications donc déficit boobu Kër Momar Sarr 3 bu ñëwee boole li nga xam fekkoon nañu ci projet yi ñuy def ci dëkk-dëkkaat yi yaakaar nañ ne problème ndox mi dina solutionner définitivement. waa CUSEMS ci njàng mi ban gannaaw ba ñu jàppee ne fii nu toll nii ñaari fan lay doon ci weeru juin wala weeru juin bi ñu nekk sax waaye ca ndoorte ga loolu mujjul antu woon ba ñu daal dàqoon ko ba jëmmi jamono boobu ba léegi nag amatul beneen gàpp boo xam ne bi jàpp nañ ko ci wàllu njàng mi waa CUSEMS nag ñoom ba léegi rek ñu ngi wax ne nañu xool daal li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ay cay ànd ak waxtaan wi ci war a mën a am ndax jàngalekat yoo xam ni yëf yi daf leen alatiku Covid 19 bi syndicalistes yi nag bëgg nañ tamit daal rek ñu xool yenn sabab yi ak lu ko waral ndax liñ bëggoon a def ci ñaari fan ci weeru juin loolu dañoo lajjoon secrétaire général bu CUSEMS Abdoulaye Ndoye jokkoo ci ak Mame Diarra Da Silva. non ñun ay acteurs lañu bu ñu laajee ñu joxe suñu xalaat ñoom boo leen déggee parce que gouvernement mooy décider bi ñuy jël décision tëj école yi ñun yëguñu ko bi ñuy jël décision ubbi école yi conseil des ministres lañ ko jël bu ñu laajee suñu xalaat jox nañ ko léegi nag reprise 2 juin bi bu mu échoué ajjuma bu passé dañu am rencontre ak ministre de l'éducation nationale ñu ne ko lu ñu war a njëkk a def mooy bilan ñu situer responsabilité xam lu tax affaire bi échoué wax nañ ko ni affaire bi amul planification amateurisme la tâtonnement la ñaareel bi dañ ko ne aussi nañu élaborer un protocole pédagogique ñetteel bi ñu ne ko comme dañu ne woon am na jàngalekat yoo xam ne ñooñu la ñu testé positif ci région Ziguinchor ñoo tax ñu reporté kii bi nañu def la situation ñu encadrer leen jàppale leen sur le plan psychologique parce que dañ leen traumatiser gouvernement bi moo njëkk a tenir discours stigmatisant ba pare am tey ils sont stigmatisés ils sont traumatisés même buñ leen di jëli sax dañ mel ne kuy dem jëli terroriste pour ñëw xool la beneen bi nag dañ leen ne lépp lu ñu mënti def na lalu ci benn mbir rek mooy ñu fexe maîtriser évolution feebar bi parce que loolu moo tax ñu reporter reprise bi te jamono yi ñu teg ni gis nañu ne feebar bi mu ngi gën a law ba pare nag ñu ne ko aussi na fàttaliku ni jafe-jafe yu bëri yu ñu amoon surtout pour laisser passer yu ñu doon laaj bu ñu amoon ay carte professionnelle dina ko saafara te loolu depuis ñaari at waa CUSEMS ñu ngi koy wax ministre bi ñu ne ko daa defar nga ay carte pour chef de service yi en responsable syndicaux léegi lu ñuy xaar mooy généralisation des cartes professionnelles pour l'ensemble des personnels de l'éducation parce que carte professionnelle bu ko nit amee jaratul nga koy laaj papier bi fu mu dem bu ko wanee dinañ xam ne kii agent ministère de l'éducation nationale la et c'est une forte demande des enseignants ministre bi nag bu mu jëlee kàddu ci tënk lu mu wax mooy ne ñoom ba jamono yi
jàppuñu benn date pour ubbi école aucune date n'est retenue pour la reprise ñaareel bi nee na ñu ngi ci phase de concertation et de consultation des acteurs. kon ñoo ko déggandoo kon ci waxtaan daal ci la ñu toll waaye école bi moom kañ lay tëj ñoom xamaguñu ko fi ñu toll école privée catholique yi nag ñoom nee ñu milliard bii nga xam ne état bi jox na leen ko daal dafa leen a doyul ñeenti weer yàllaa ngi ni fayee su leen dara état bi nag moom daal nee na daal état bi nag ñoom nee nañ daal état bi xoolaat koppar yooyu ndax dafa néew lool. Yvette Keita Diop mooy secrétaire général syndicat bi jëm ci wàllu enseignement jàngale école privée yi waxtaan ak Mame Diarra Da Silva. jotuñu ko ndax ñun ba ñu waxee ne ñun en tant que syndicat xam nga sañ nañoo wax ne li ñu jox dañ ko xeeb lool parce que ba calcul yi génnee dafa mel ni entre école yi ñu am yëpp Sénégal ak jàngalekat yi boo ko séddalee école bu nekk dina ci am 350 000 te loolu wax dëgg neex yàlla ku ko dégg xam ne fajul dara xasuñu président de waaye nag dañ ne lim ñu jox néew na lool ndax dafa doon secteur bu sensible secteur boo xam ne ñun dañ koy jàppale ci mission am ndax nguur moo war a jàngal pépp doomu sénégalais ba nga xamee ne mëtalewul nag pour mun koo def école privée ñëw taxaw pour jàppale ko ci mission boobu donc mission bi nguur war a def école privée moo ko ciy jàppale pour mu mat ci bépp doomu sénégalais bu koy jàppale ci loolu nag mu am ndàmpaay bu mu warloog moom muy toujours li muy joxe muy subvention ndàmpaay boobu bu koy joxe nag bu ñu toll ci lu mel nii mbas mi indi jafe-jafe yi ñu am ñetti weer donc parents d'élèves yi toog seen kër te ko wax enseignement privé école privée yi lan la ñuy dunde lan la ñuy fayee seeni charge ak fay salaire u liggéeykat ya fa nekk muy écolage li parents yi di fay bu parents yi di fayul nag fu ñu jëm looloo taxoon nag ñu laaj ñu ay këyit pour ñu wax lan mooy suñu charge lan mooy impact bi Covid bi am ci école privée yi ñu def yépp leeral yépp bu mu leer joxe ko yaakaar ne lu bon boog dinañu jàppale ci ñetti weeri salaire yi bu ko matul it xanaa dina jàppale bu takku boo xam ne ñun dinañ ci mën a gis suñu bopp ci biir loolu nag dégg nañ chargé de communication ministère de l'éducation ne ñun dañu dimbali rek maanaam sarax la daal boo xam ne daf ñu jàppale rek waroon koo jël te ñaanaat leneen du jàppale ma bëgg a leeral ne du jàppale du ndimbal du sarax dafa doon loo xam ne état daf ko warloo ak ñun nit ki bu lay jàppale ci sa liggéey dem ba nga xam ne lii mbas mi ñëw na indi jafe-jafe yii yow nga war koo geestu jàppale ko pour mu mun a taxaw fay ña koy liggéeyal ndax jàngalekat yi bu ñu amul salaire nee naa leen saako bu deful dara du mun a taxaw métti na lool. ñu ne woon ci diaspora bi tuuti seen bopp collectif boobu diaspora ñoo lànk ñoom nee ñu dañuy dem rek toog ci bérébu liggéeykaayu compagnie Air Sénégal bi ndax ñoom kat ay tukkikat lañ woon ñu bloqué leen fii ci biir Sénégal gi mënuñ ci noo dem mënatuñoo ñëw daal sakku fi daal maanaam. nañu bii avion yi nag tam gën a jafeeti cher lool Adja Fatou Bari ñu doonoon ay fukki daal di dajaloo ci buntu compagnie Air Sénégal nekk ca xolu Ndakaaru ñoom ñi nga xam te ne ay moodu lañ bokk ci li ñuy woowee collectif diaspora ñoo lank ñoo bañ yoroon ay pancarte yoo xam te ne liñ ci mën a liir moo di diaspora dañ leen wàccee ca suuf wala sax Air Sénégal ni ñuy jëfee dara rafetu ci wala sax dañoo bëgg a ñibbi yile moodu nga xam te ne dañoo càng ci réew mi ay weer a ngi seen bëgg-bëgg lenn rek la moo di daal di delluwaat ci dëkk ya nga xam te ne fa la ñuy daanee seen doole. ñii dañoo yor billet retour mënuñoo dem ñii bëgg a jënd aller li ñu leen koy jaayee cher trop ba exagéré parce que aller simple nga bëgg ko jaayee comment dirais-je 1000 euros comme ils l'ont dit eux c'est pas comme ça. waaye jafe-jafe daal di taxaw seen kanam moo di njëgu billet d'avion yi dafa cher ba jéggi dayoo Baye Fall moom moo jiite boobule collectif. Air Sénégal li waraloon mu cheral billet yi mooy problème distanciation lañ amoon te actuellement qu'on vous parle à partir de tey problème distanciation amatul. te tamit dañ ne woon dañoo am problème mu retour te li nekk ci diaspora bi war a ñibbi si ñoo ëpp li nekk fi bëgg a def. leneen lu ñuy ñaawlu nag moo di yenn ci ay doomu Sénégal yoo xam te ne dañuy def lii di métier rangu maan ñoom nag dañoo mel ni sax ñuy dundee ci seen digg ginnaaw ñoom ñi nga xam te ne ay doomu Sénégal yuy daan doole ca biti réew lañu. Il y a un certain Sénégalais boo xam ne actuellement nii il a encaissé 360 millions de francs CFA te amul agence bokkul ci compagnie
donc boo amul agence bokkoo ci compagnie waroo mën a encaisser xaalis di ko jox compagnie bi ba pare yow di ci am looy teg. leneen luy metti seen xol moo di tekkaaral bi kilifa yi nekkee waaye itam ñi nga xam te ne ñoo jiite bile compagnie di compagnie Air Sénégal waaye itam seeni député yi nga xam te ne ñu ngi leen di woowee député de la diaspora te nga xam te ne jàpp nañ ne boobu ba léegi yéeyu ñu yàbbi ci mbir mi. loola waral ba sax fi mu toll nii Baye Fall ak i natangoom di laaj kilifa yi rawatina njiitu réew mi daal di leen gestu. fi ñu toll nii dañuy wax ne président ne ko l'heure est grave pour les Sénégalais de l'extérieur qui sont bloqués ici au Sénégal. Sud FM ganu bés bi. taskatu xabaar bi di Yoro Diala ki ko dalal El Hadj Malick Ndiaye ci rek boddu konte ci biiru xeet fële ci Amérique gannaaw ba nga xamee ne faatu nañ George Floyd ba ñu boomoon ba léegi tam am keneen kun fa boomaat itam àddina bi nag tàmbali di yeewu daal ngir boddu konte bi ñu arrêté ko mu jeex takk itam ñu déglu. Yoro Dia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yow nag taskatu xibaar nekk tamit politologue gis nañu fan yu nekk yi génn yëpp dafa am ay ñaxtu yu tar yu am États-Unis ay taal ak ay ñaxtu yu mag yu fa am romon sax Amérique ñu ngi jóg di ñaaw li nga xam ne rek moom mooy wàllu racisme ak wàllu bavure policière yi naka nga jàngatee rek naka nga mën a expliquer phénomène boobu nga xam ne am na ak tam ñaxtu yu am ci àdduna bi yëpp contre le racisme. waaw xam nga ba El Hadj Malick àdduna day dox xam nga am nay temps li xew États-Unis balaa ñu koy xam ci Afrique fii daana def ay 1 mois 2 mois. mais léegi li ñuy wax mondialisation lépp lu xew États-Unis day mel ni fi la day mel ni fi la xew parce que policier bu jëlee benn waay dëgg ci oomam ba waa ji dee àdduna bépp a koy gisandoo ce qui fait que aujourd'hui amatul dëkk boo xam ne mën nga gérer affaire de propre interne mondialisation dafa indi li ñuy wax opinion publique internationale dafa indi aujourd'hui une sorte de conscience mondiale loolu moo tax xeexu noir américain nekk États-Unis du nekk seen xeex rek dafa mel ni boo xoolee virus Covid 19 xam nga virus chinois la. virus Chine la mais aujourd'hui dem na fépp ci àdduna bi c'est-à-dire tey ku wax ci àdduna bi rek boo xoolee en 1 minute àdduna bi yëpp dinañ ci jot moo tax aujourd'hui les combats deviennent mondiaux y a plus de combats y a rarement de combats locaux les combats deviennent mondiaux bu dee affaire États-Unis ñoom ñoo créé seen dëkk parce que dañ leen nootoon Angleterre ñu dem gàddaay dem dëkk Amérique bi ñu demee Amérique li ñu njëkk a wax bind ni nit ñëpp képp koo xam ne yàlla sàkk na la ñëpp a tolloo amul kenn ku gën sa morom te yàlla bu la sàkkee ba pare jox na la droit yoo xam ne kenn mënu ci dara droit yi nga xam ne kenn mënu ci dara mooy liberté ak égalité donc bi ñu bindee loolu ñoom amoon nañ ay millions africains yu fa nekkoon ay esclaves donc débat bi ci njëkk a posé ci ñoom ñi bind texte boobu ñooy est-ce que noirs yi africains yi nekkoon foofu est-ce que bokk nañ ci ñu ni bokkuñ ci tranché wuñ débat bi et puis quelques siècles après mu am benn guerre de sécession problème esclavage est-ce que esclaves yi yoon la mu am benn guerre bu méttee métti mooy guerre bu gën a métti États-Unis bi guerre amee pare Lincoln ni noirs yi ay citoyens lañ dañ leen di proclamer la proclamation de Lincoln et malgré ça racistes yi continuer li léegi waa d'accord am nañ seen droit mais ñun duñ dëkk ak ñoom duñ seq ak ñoom dara mooy li ñu doon wax séparer mais égaux ba 1960 ñoom Martin Luther King xeex pour noirs yi am droit civique et malgré ça phénomène bi dafa persister ba léegi li changé ci affaire Dreyfus mooy affaire Floyd mooy li xewoon ci affaire Dreyfus ci yahud yi dafa nekkoon benn capitaine français gars yi tuumaal ko parce que yahud la ba yóbbu ko ci benn prison bu nekkoon fële ci Guyane am benn journaliste hongrois bu tudd Theodor Herzl ni vraiment dëkk mel ni France nga xam ne muy dëkk de patrie des droits de l'homme patrie universelle patrie d'intégration bu mënul intégrer juif yi benn dëkk du leen mën a intégrer donc mu ni donc il faut ñu créer état d'Israël donc loolu mooy indi état d'Israël affaire Floyd loolu lay indi ci affaire problème mu noir ak problème africain yi loolu lay indi léegi Floyd dafa war a ne affaire racisme du problème mu noir yi rek léegi dafa nekk un problème mondial léegi yahud yi dañoo organiser seen bopp ba nga xam ni yahud yi dañ xam ne fépp ci àdduna bi xam nañu kenn bëggu leen fu nekk dañuy minorité mais dañoo organiser seen bopp ba finalement nit ñi dañ leen di ragal li may wax souvent en France boo dóoree benn yahud da ngay gis premier ministre président ministre association yi yëpp ku nekk wàcc di kaas du yoon mais par contre boo dóoree un nègre foofu day nekk un phénomène de fait divers et avec l'affaire Floyd loolu mooy changé racistes yi dina continuer di am mais nit ñi woon montrer qu'ils sont racistes ouvertement loolu mooy changé xam nga léegi ni woy dëkk yu mel ni France bëgguma yahudee gi demee noonu yooyu boo koy wax doo ko wax ci télé bi doo ko wax ci mbedd bi sa biir salon nga koy waxee racisme aussi contre les noirs foofu avec l'affaire Floyd foofu lay mujjee racisme moom ba ala kulli xaal day continuer di am mais niñ ko doon exprimer ouvertement loolu à mon avis loolu mooy changé. ginnaaw ñaxtu yi ak jàmbat yi naka la ñu mën a def ba li nga xam ne rek mooy wàllu daal di jeex ci àdduna bi yëpp. déedéet wàññeeku na bu baax a baax parce que am na temps bu doon dans les années 60 c'était le combat des noirs
par exemple ñoom Martin Luther King li ñu am liberté civique yi noirs yi am aux États-Unis dans les années 60 ñoom ñoo ko xeexal seen bopp c'était leur propre combat mais li tax wàññeeku na léegi affaire Floyd du problème noir américain rek am na ay manifestations États-Unis am na ay manifestations Sénégal am na ay manifestations France am na ay manifestations Allemagne am na ay manifestations Japon c'est-à-dire léegi adduna bi ci boppam ñoom ñoo taxaw nii affaire xeeb nit ku ñuul ak noot nit ku ñuul dafa doy loolu lu tax mu am parce que affaire mondialisation moo ko indi parce que booy xool mondialisation phénomène bi mu indi mooy ñun ñëpp nous sommes soumis au même programme culturel au même programme de télé au même programme aujourd'hui nous avons presque tous les mêmes valeurs donc loolu mooy dafa am aujourd'hui benn citoyen mondial benn citoyen du monde boo xam ni moom li mu bëgg mooy ouverture mais nag racine dina ko ne di am mais liy changé mooy ñi nga xam ni dañ doon xeebee africains yi di ko def publiquement loolu moo dul am ci àdduna bi léegi day mel ni comme antisémitisme ni mel yahudi yi nga xam toog sa salon ni yahudi daal vraiment ni dañoo metti bëgguma leen mais loolu ñi ma ko wax ci mbedd mi ñu ma ko wax ci télé bi fi nga koy waxee rek mooy sa biir kër même yow mi nekk ci domaine sport boo gisee après l'affaire Floyd la joueurs africains yi nga xam dañ doon nekk ci stade ñu leen di sànni ay banana ak yooyu ak leen yuux ay yuuxu golo boo def nag dina wàññeeku bu baax a baax. war a ñu ngi sant di la gërëm bu baax a baax. maa ngi sant di la gërëm jërëjëf. jërëjëf El Hadj Malick jërëjëf kooku di Yoro Dia léegi nag ñu dem ci xët wi nu jagleel wala aada ak cosaan ak Amadou Moustapha Dieng. dalee nag jàmm ci seen xibaaru mbatit ginnaaw bu mu amee ay coow yu jib diggante bërki démb ak tey ginnaaw bi ñu siwalee li nga xam ne moo jëm ci wàllu listu ñoo am ci ñetti milliards yi nga xam ne ngeen ko jagleel secteur de la culture bi am na ay coow yu ci jib looloo tax tey ñu dala ki nga xam ne moo di Abdoulaye Koundoul nekk directeur des arts bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo yore woon lépp lu jëm ci wàllu boobu lay liggéey Abdoulaye Koundoul maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Moustapha. am na nag coow bu jib ñeel SODAV li nga ko jox koppar googul surtout nag jëm ci wàllu ñu ciy laam-laamee ay per jëm ak lu ni mel ban leeral nga ciy andi. dañuy fàttali rek ne fàttali ko si fàttali bu gaaw si wolof mooy ne tey jii SODAV nga xam ne ña fa nekk du rek ñoo xam ne ñi dañuy musique waaye ña nga xam dañuy nataal ñi ngi fa ñay fecc ñi nga fa ñay def théâtre ñi ngi fa ñuy def cinéma fa am ni ñu fa nekk ñooñu ñëpp mu jagleel leen 1 milliard nekkoon képp acteur boo xam ne bii rek bindu na SODAV rek 1 milliard boobu foofu nga bokk waaye jàpp nañ ne it ñëpp binduwuñu nekk SODAV am na ñoo xam ne ñi nekkuñu SODAV te nag dafa mel ni lim bi sax foofu la gën a bëri kon mu ne nañu fexe léegi xool sous secteur yi moo xam ña nga xam dañuy def musique ñu jagleel leen juróomi téeméeri millions mooy 500 millions ñi def théâtre ñu jox leen téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay millions ñi nekk ci cinéma ñu jox leen juróomi téeméeri millions ñi nga xam ne dañuy def art visuel ñu jox leen juróomi téeméeri millions ñi nekk ci livre ak édition ñu jox leen ñaari téeméeri millions waaye am na ñoo xam ne ñii si mode ak stylisme yooyu la ñu nekk créateurs yi ñu jagleel leen 50 millions communicateurs traditionnels ñu jox leen téeméeri millions ñi nga xam ne dañoo nekk ci léeb ñu jox leen fukki millions ak juróom ñi nga xam ne ñi si patrimoine nañu nekk muy musée privé yeeg yooyu ñu jox leen 20 millions danse ñi si nekk di fecc mi ñu jox leen juróom fukki millions mu am ñenn ñuy des ñoo xam ne ñii artistes yi nekk ci biir secteur bi te yàlla def ñu nekk am ay laago ñu ne ñooñu affaire bi gën na leen laal waaye ay artistes lañ mën nañoo séddu ci yeneen secteurs yi waaye su loolu wéyee ñu jagleel ñaar fukki millions yoo xam ne dañu koy séddoo kon noonu la ko séddale ginnaaw loolu sous comité bi nga xam ne mooy yor musique dañuy dajaloo di waxtaan ñu ne waaw 1 milliard bi nga xam ne jox nañ ko SODAV ne ko ni ko séddale si biir waxtaan am ñu ne mais nit boo ko liggéey looyee du ñàkk liggéey bi am yu mu soxla léegi fan la koy jëlee te SODAV bokk na ci entreprise yi nga xam ne dañoo lompoñ fi mu toll nii seen doole wàññiku bu baax a baax ndax fa ñu doon jëlee seen xaalis mooy ay manifestation ak yu demee te yooyu dakk na amatul kon nan la ñuy def ba ñoom ñu mën a def liggéey bi am ñenn ñu ne waaye est-ce que duñ ko jëlee foofu ñu ne leen bala ñu koy jëlee foofu da ngeen laaj ministre ndax ministre bi nga xam ne daje nañu le 9 juin bii passé ci comité de pilotage li mu wax te ñëpp di ko dégg mooy xaalis bii nga xam ne mooy fonds Covid di 3 milliards yi fas ne yéenewul ñu dindi ci dërëm nan dañ koy jagleel ay fonctionnement lépp dañ koy jël ni mu toll noonu ci lim bi njëkk ba si lim bi mujj ñu jox ko ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ko yeyoo muy artiste bi ñu ko waxee mu ne leen loolu laa wax te dëggal naa ko waaye SODAV ak yeneen entreprise yoo xam ne ñoom it mbir mi laal na leen dinaa teg benn ligne boo xam ne bii dinaa leen si jàppale ñoom kon SODAV milliard boobu dërëm duñ ko ci dindi si fonctionnement ndax fa ñuy régler problème feneen lay doon kon loolu mooy li nga xam ne nii mooy li am contrairement ak li nga xam ne moom la ñuy dégg ñu job waaru ci lool parce que bi ñu ko déggee daf ñu waar ñu yéem ndax ñi ngi woon ci biir comité bi te sax ña nga xam ne ñii ñoo génne communiqué boobu yàlla def na ñoom ñi ngi ci biir comité boobu te dégg nañ li ñu wax looloo tax ñu ne nag dinañu ko leeral pour ñu bañ a yóbbu nit ñi ci loo xam ne lii du lu wér comme information. jëm ci wàllu secteur danse ñoom dañoo génn ginnaaw bi ñu siwalee rek ne ñoom ñi nga am 50 millions ñoom dañ ko xeeb alors yow loo wax ci loolu. waaw li may wax mooy
bi nga xamee ne daje nañu comité de pilotage te ministre wax secteur bu nekk ñaata nga am mooy li ma leen waxoon léegi li ma lok dafa ne leen moom nag lii nga xam ne wax na leen ko du loo xam ne daf si tëju ndax am na réserve boo xam ne bii toll na si juróom-ñett millions ak juróom te ñoom am na loo xam ne lii bind nañ ko jagleel ko ministre te incha allah altine dana ko jot mu ci taabalam dana ko xool nan lay defee ba nga xam ne ñii la ñu wax bu yenoo maanaa mu fekk ci leen si parce que noonu la ko prévoir woon moo tax bu defoon benn ligne ne lii réserve laa koy def pour ay réclamation ndax du ñàkk koppar googu la ñu ngi koy wax ba léegi waaye génnagul ci yéen dem ci loxo artistes yi kañ lay génn ak nan la war a mën a génnee ci lu gaaw waaw moo tax sous secteur yi liggéey bi ñu leen jox war ci gaaw ndax ministère moom pare na tey jii sous secteur boo xam ne bii liggéey na ba identifier ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ko yeyoo ba ñu d'accord ci loolu mu jox ko comité de pilotage ministre joxe accord am dañuy fay ndax xaalis bi moom yemb na waaye nag dañuy toog mu leer ànd ak xel mu leer ak mu dal pour que bu ñuy dekkee si ñu xam ne ñuy def lan la parce que xaalis boobu nag dañu koy justifier jusqu'au dernier rond te responsabilité bi nag ministère moom moo ko yor moo tax ñu siy def ndànk waaye it bu comité yi gaawee rek ñun ñu gaaw suñu paree rek incha allah ñu fay te comité yi ña fa nekk nag mooy ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo bénéficiaire seen i représentant ñoom ñoo fa nekk. Pourquoi ton personnage est ici? Pour faire face à qui? À un ennemi invisible. Mais tu le sens cet ennemi, il est là, tu le sens. Oui, c'est ça. Combattre. On y va, les gars. Suivez les consignes. Les cas sont là. Le Corona tue. À nous deux, Corona. loolu ngeen di dégg benn bande annonce la boo xam ne mi ngi tukkee ci film bi la di mbas mi Covid ki nga xam ne moo ko def nag moo di Ibrahima Mbaye Thié li mu ko jublu moo di ñaax askan wi ci ñu fàttaliku ni ñuy xeexee mbas mi la di Covid 19 niki noonu daal di wone taxawaay bu am solo bi nga xam ne kenn ci xeex bi doon na ko ràññeeku muy professeur Seydi dañu ko déglu moom Ibrahima Mbaye Thié man di ci ay leeral. gis nañ ni wax dëgg yàlla taxawaayu ñi fi nekk mu ngi koy saluer waaye surtout nag ki nga xamante ni moom Sénégal yëpp amal nañ ko njukkal muy le professeur Seydi ndax li mu gàddu gis na lool mook ñi mu àndal moom ñu gis ko mu am ci taxawaay boo xamante ni ak fulla ak fayda boo xamante ni dalal sunu xel naam gën ñu ñaaxaat waaye gën a dalal sunu. justement ñi ngi gis ne film bi dafa génn jamono boo xam ne Sénégal wala ba askan wi sax day commencé di gën a bàyyi seen loxo jëm ci wàllu respecter mesures barrières yeeg soleil masque ak yu ni mel. film bi sax loolu daf koy junj rek maanaam boo koy seetaan am na foo xamante ni am na benn ci personnage yi day wax ni les cas sont là les cas sont là et le corona tue maanaam cas yi ñi ngi fi te corona bi kat day rey maanaam loolu ak junj la goo xamante ni dañ ko ci dugal waaye wax dëgg yàlla wax yaakaar naa ni Sénégal yëpp ñi fi nekk te ñu xam leen ñëpp wane nañ ko waaw ba lépp lu xew wala lépp lu dikk tolloog jamono ñun ñu ànd ak sunu xel ak sunu fit ba mën koo dékku personnage bi nga xamante ni mooy le personnage central du film moom personnage bu professeur Seydi la takk fitam jóg ci fin wu film bi ni corona nag nan jàmmarloo ndax corona à nous deux la koy wax maanaam loolu mooy day wane ni du daw te toujours mi ngi ànd ak xelam ak yaakaaram di gën a fas yéene jàmmarloo wopp ko. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres